téeméeri xale yoo jël ci Sénégal ñeent fukk ak ñaari yeewuñu seen penku ñaari wayjur yëf boobu jaaxaloon ñu torop étude boobu wan nu ni famille sénégalaise di nërmeelu ñun nag lii war nañ si jóg jàngat bi li mu ñu jëkk wan moo di société sénégalaise famille moo ko mos a yor jànkonte nañu ak difficulté yu bare ci àddina bi mu di njaayum jaam mu di colonisation mu di ay xiif ak maral mu di sax 2008 bi fi crise bi amee mais lépp li tax société bi nërmeeluwul famille moo ko permettre woon waaye liñ ci gis jàngat wan à partir de 1980 la famille sénégalaise commencé jànkonteeg ay rëq-rëq yu méttee métti lu ko indi mooy 1980 à partir de 80 ajustement structurel borom kër yëpp ñu dàq leen seen liggéeyukaay ñi ci ëpp boobu la jigéen ñi génne di wuti pour mën a dundal seeni njaboot boobu tey delluwaatuñu ci biir kër yi parce que ñu ngi wër di kër yi ba tey jii soo xëyee suba teel su nekk journaliste jottali ko jigéen ñi ñooy wër xëy wuti jën wuti lijum fajar dem jaayi ji pour bu guddee ñu am lu ñu suturloo ak seeni njaboot ajustement structurel boobu nag li mu indi dafa metti ndax dafa dem ba borom kër mënatul yar njabootam parce que boo mënatul solal say njaboot foofu la problème bi jóge parce que dañu war dem boobu la fëgg jaay duggee dugg bu metti donte nekkoon na fi sa doom nag bu mënee soli boo ko mënul jox koddaay bu solee daggit doo ci mën dara sa la ndeysaan Latif Gueye Yarax mu daan wax moo ma jàngaloon terme yooyu mënuma léegi si jumbax out journée continue autoroute mun ma journée continue mooy jupe bi ñuy fànt ba mu dem ba si pooj bi autoroute mooy ñu xar ko yëpp ngelaw li duggee gauche ak droite donc te fëgg jaay boobu bi mu ñëwee ñëwul rek indi ay yére dafa indaale ay valeur yoo xam ni dafa waroog ñun nit ñu gisee woon nit naka lay yiwe li mu indi sax dafa waroog ak yiw loolu mooy dox ba tey aussi valeur occidentale yooyu nga xam ne fëgg jaay moo ko fi indaale wu ñu yére mais dafa indaale seeni valeur dem na ba tey jii ñuy wax ay piiw tey si soluñu xale yi bi ñu demaatee ba dem ba ab 2000 yi ñu gis ni mondialisation bi mooy deuxième étape bi mondialisation boobu dafa am lu mu indi loolu dafa indi ubbeeku mais ubbeeku boobu ñuy def ci yeneen sociétés yi du rek koom-koom dañu ubbeeku aussi ci seen ay valeur wax naa tey ni ko fëgg jaay indee waaye tamit dafa am beneen bu bees bu ci dugg moo di ubbeeku boobu dañu gis mu commencé saper les fondements de la famille sénégalaise ndax société yooyu muy France muy Allemagne muy yeneen dañu dem ba ni li nga xam ne ñun moom lañ tudde woon sëy famille te anthropologue bu mag bu ñuy wax Lévi-Strauss xaatim ko bind ko dafa amoon ay charte li amoon ci àddina bi liy sos sëy liy sos famille mooy mariage mooy sëy day am papa ak yaay ak i doom ak njaboot ak ñeneen ñu ko wër mu am ay charte yu dox ci seen diggante ñoom ñu ñëw xëtt loolu yëpp daal di léegi sëy bi dootul góor ak jigéen góor ak góor mën nañ sëy jigéen ak jigéen mën nañ sëy indi fi problème mu homosexualité yi léegi indi fi dem ba inceste sax ñu dindi ko or premier interdit bi fondé famille mooy l'inceste dans toutes les sociétés humaines mais léegi ñu dem ba ni inceste sax dañ koy bëgg dindi ci seen ay loi loolu nag moo taxoon ñun ñu jóg 2019 bi fi campagne présidentielle bi jotee bind xaatim benn téere daldi ni dañu bëgg jox ko ñi nga xamoon ñëpp ay candidat lañu pour ëllëgam si biir ku fi nar a nekk président de la république nga góorgóorlu ba famille boobu nga mën ñu ko sàmmal noo ñu koy sàmmale mooy nga boole ko ci sa projet politique ñu jël ko muy une question fondamentale léegi nag ñetteelu élément bi ñëw gannaaw ajustement structurel ak mondialisation bi léegi dañu ñëw muy am lu bees lu fi ñëw mooy Covid bi nag dafa indi lu bees loo xam ne ñun foog nañ ko moo di bu ottuwul dina complètement tas suñu famille bi te bu tasee suñu famille bi day song société bi léegi nag ñu war a jóg xool ñaari mbir famille boobu naka la tase ak société sénégalaise bi fu mu jëm après ñu xool
Covid boobu même su fekkee ni tey rëq-rëq la indi ci société bi naka la ñu war a anticiper pour mun ko weesu ko de sauvegarder ñun li ñu am. alors tey nag ñu war a waxtaan ñun ñëpp ci société sénégalaise bi dans un contexte de coronavirus dafa mel ni coronavirus bi du moom moo nërmeeral société bi mais daf ñu wan ndekete suñu société bi fi mu naroon jëm ci màbb ndax Serigne Cheikh moo doon wax ni société de bu jëmee ci bu naree màbb ku toog sa mur ba yaa ko jekkali te dafa mel ne tey coronavirus bi ñëw na taxaw ci mur bi fas yéene jekkali suñu société bi léegi nag naka la ko war a jekkale moo di coronavirus bi indi na doxalin yu bees indi na soppalin yu bees waaye ñun ñu seet si lenn li mu ñu wan ci fi suñu société tolloon moo di le rapport à la mort parce que ñun dund ak dee espèce auparavant la rek loolu moo tax say néew dafa am relation booy am ak ñoom li ñu lay wax lu kenn ku nekk kenn bëggul dee waaye kenn rek nga d'accord mu mujj la àddina mooy say njaboot pour ñu lay ñaanal. du sax le fait que ñu bañ leen suul fii ñoom li ñu tiit moo di bi ñu leen waxee dañ leen di lakk parce que loolu dafa àndul ak suñu ngëm-ngëm dafa àndul ak suñu yëg-yëg ak suñuy aada ñu gérer ko de manière très difficile parce que bu ñu toogoon waxtaanee ak ni leen parce que situation bi ñu nekk angoisse moo am ku nekk da nga nekk si jàq dafa am nu ñu war a waxee ak yow ba delloo si la lu munut ñàkk ñu xam ne lii munut ñàkk waaye niñ ko gérer dafa poser problème bi mu poser man dama nekk ci réseau yi nga xam ne migration yi ñu ngi si ma ciy nuyuwaale waa rajo Allo Dakar dama leen di déglu tout le temps ñu nekk États-Unis nekk Finlande nekk Australie nekk Europe nekk fu nekk li ma sentir mooy rancœur parce que dama ragal bis bu coronavirus bu jógee fii buñ ci jógul teel mu fexe ba sentiment boobu ñooñu amoon dimbal bi ñu daan dimbal nit ñi parce que dañ daan dimbal ñëpp di dimbal seen i waajur di dimbali ñeneen est-ce que ndimbal boobu du wàññeeku te pourtant nee ñu ñoom liñ fiy indi boo xaajee budget Sénégal ñett war na ko mat benn wala bu matul nekk ceer war la mat kaar kon li fa corona nar a jur ci li muy wax distanciation tas famille bi tas njaboot bi problème la d'autant plus que sax léegi ci biir famille yi am na ay études yu commencé wane jafe-jafe yi mu indi ci biir famille bi ndax muñalante bi ndax kër yu xat yi yooyu yëpp waxoon nañ ko ba ñuy def programme quel président pour la famille sénégalaise génne woon nañu problème promiscuité ci jëyee yi muy jër ci réew mi mais avec pour corona bi am na ñu wane ni indi na ay jafe-jafe parce que violence bi day continuer am na ñoo xam dañuy xat xol duñ ko mën a muñ donte am na njaboot yoo xam dafa leen tax
ñu toogaat xamaat seen njaboot parce que daawuñu leen gis mais bu fekkee fu xat-xat am la ma nga fay indi ay jafe-jafe kon vraiment corona bi mbas la musiba la sul nekk mais yamul rek ci indi problème ak famille bi ci biir yamul rek ci tas société boobu parce que famille bi bu tasee rek société bi tas corona bi dafa indi benn diggante bi nga xam ne moo amoon entre pouvoir ak population yi ak société yi il faut que boobu ñu mën ko xoolaat ndaxte bi corona ñëwee dafa mel ne opportunité la woon pour may président bi mu gën a suudewu ak population sénégalaise mu jéem ko nag jéem ko ci taxawaay yi mu taxaw ci vivre yi ñu wax dañ koy joxe waaye en même temps loolu gestion wu marché du vivre yooyu dafa fi indi ay jiixi jaax yu bare parce que sénégalais yi xamoon nañu ñu dëng am nañ comme ni mu amee ci société bu nekk xamoon nañu njublang am na comme ni mu amee société bu nekk xamoon nañu am na ñu bëgg di jaar ci kaw nit ñi comme ni ñu koy waxee mais gëmuñu woon ni fii nga xam ni kenn xamul di nga si mucc di nga dund ak di nga dee dana am ñoo xam ni li leen intéressé rek mooy naka la ñu amee loolu muy lu metti sénégalais yi torop mais en même temps ñu jëppi ñu bare ni ñu politiser affaire bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy dem di yóbbu ay ndimbal mais dañ ciy def seeni photo fii nga xam ne tey ñëpp a waroon bokk booloo kenn xoolul ban waaso laa bokk ban xeet laa bokk ban dëkk laa bokk lu dul boole suñuy am dimbali ñëpp ñu am loo xam ne ñu ngi cee wutee ndam loolu dafa wane ni Sénégal am na lu bare lu ñu fa seetaat si jikko yi léegi nag liñ ciy ragal mooy naka la population yi di réagir li ñu gis ñun moo di résistance passive résistance passive ak désobéissance bi ñuy gis dafa war am ñaari njàngat société boo gis dafay am ñoo xam ni c'est des marginaux lu ñu def dañ koy contester loolu am na mais ampleur ba la ñuy xool li ñu tuddee indiscipline ñun nee nañu est-ce que réellement indiscipline la dañuy laajte ndaxte même personne yooyu ñu naan dañuy indiscipliné dañuy yarudiku ñooñu bu ñu toogee ci seen kanamu sëriñ ak lu leen sëriñ digal dañ koy def ñooy les personnes les plus disciplinées kon bu boobaa ñu jéem a jàngat lu tax sénégalais boobu di comporter wu de cette manière sénégalais bi en fait naw na kilifa diineem parce que xëy na la muy xaar ci moom gis na ko waaye kilifa politique am bi am na lu mu koy reprocher loolu moo tax par exemple bi ñu gisee ñu naan tangu jakarta yi nit ñi di xotti charte yi ñu fi teg pour di fa dem ñu mën si am ñaari njàngat benn bi xëy na ñenn ñi foog ñu dund te xamuñu lu ñuy def xëy na ñu jaar ci loolu ñaareel ba xëy na dañuy contester parce que bi ñu xëyee rek génn benn liste rek nit ñi ñoom am nañ droit circuler ñeneen ñi amuñ droit circuler sans expliquer population bi lu tax population bi ni mu koy gisee mooy ñi féete kaw rek ñi ñu tàmm di gis ñooñu ñoom la ñu jël teg leen lu xew ñoom ñu jox leen ba si saxit si séddale dund bi li ñu gis rek mooy ñi ñu jëloon def leen sa dialogue national ba rek ñooñu leen jëlaat nee nañu syndicat lañu ñeneen ñu politique lañu nee nañu et cetera ñu jël leen def leen moo tax wax naa si benn conférence ni moonte de bu ñu jëloon amul yaakaar teg ko fa bi ma koy wax du rek butaat comme ni ñuy wax si français mais amul yaakaar dafa ni quelqu'un boo xam dafa nit koo xam ne ci peuple bi la génne ñëpp xam ne dafa jub ndax policier la boo xam ne mosul nangu corruption ba ñëpp xam ko kon mbas mi bu ñëwee problème bi ni ñu koy gérer du rek ñi féete kaw ñoo koy gérer du rek ay ministre la ay député dañu war xool aussi ñi nga xam ne ci biir askan bi lañ soqeekoo ñoom ñu gis seen bopp sa ñu wax naan ña ngi leen toogal ci commission boobu loolu kon référentiel lu diggante état bi ak population yi dañ ko war a seetaat bu baax tey boo seetloo bu ñu ñëwee di ñu jox information dafa ñu montrer li may wax ni coronavirus dafa wane les limites de notre système de notre modèle qu'il soit social économique et politique modèle politique bi c'est une organisation administrative bi c'est une gestion bureaucratique bi nga xam ne tubaab bee ñu ko bàyyiloon nga xam ni chef yi ñoo féete ci kaw ordre la ñu joxe nit ñi obéir mais du ñu dem jële ji aussi ci xalaatu ñi nga xam ne ñoo féete ci suuf ñu war a ko xoolaat bu baax parce que tey bi ñuy doog a commencer gis nañu ni ñuy joxe
information yi naa ñu nangami nit ñoo dee nangami nit ñoo def nangam muy information bu am importance mais bu continuer di yàgg nit ñi dootuñu ko dégloo noonu parce que ñun li ñu seetlu mooy ci biir réseaux sociaux yi ci biir ay wax yi population yaa ngi wax seen ay position am na parfois nuñ koy waxee xëy na ñàkk kersa la mais gouvernement bi dafa war jël ay borom xalaatkat ñu jàngat loolu di génn ci réseaux sociaux yi nga xam ne mooy xalaatu population bi bu ko defee ñu xam ban réponse lañ ciy indi parce que yooyu ñuy wax ci biir réseaux sociaux yi doo koy dégloo xol da nga koy dégloo xel parfois am na si yoo xam ne da ngay ñëw dalal seen xel ne leen demeewul nii li ñuy wax fake news nga xam ne dañuy wax yi nekkul dëgg ci biir internet bi parce que internet dëgg nga ci ak safaan ba yëpp nga ci la ci dul dëgg nga seggaat ko delloosiwaat population parce que tey population bi lu dalal xelam la soxla dëgg la war nga ko wax lii la ni nga koy moytoo loolu yëpp lu ko indi mooy gestion bureaucratique bi nga xam ne ci tubaab bi lañ ko tàmme te ñun arbre à palabre lañ xam donte dootuñu dellu ci arbre à palabre waaye lu mu tekki mooy ku nekk bokk ci penc mi rek dañ lay jox sa cër boo waree wax nga wax ko léegi nag population bi sentiment boobu mu am ni dafa am 2 poids 2 mesures fokk mu indi des réactions négatives léegi mooy défiance moo di tey sa njiit wax la nga defe neneen défiance du rek taxaw si ŋàññu ko mais si sa wax si sa jëfin da nga koy xam xale bi nga yónni sax mu yéex-yéexlu xam nga ni xale bi sawarul ci li nga ko wax donc il faut que population bi jéemaat ñu fexewaat naka la ñu mënaat am confiance ci suñu autorités yi naka la ñuy amaat confiance d'abord ci suñu bopp parce que risque de perte de confiance ci institution yi dañ ko war a anticiper du lu fës torop mais ñun ci suñu ay jàngat gis nañ ni loolu mooy li nga xam ni mi ngi yoot léegi nag Covid bi li mu wane moo di société bi fi ndóol gi toll parce que tey nee nañu dañuy joxe ay dund ni 1 million de ménages lañ koy joxe mais problème bi mu indi ci biir quartier yi moo di pratiquement ñëpp ni dañuy am parce que état bi dafa ciblé ay nit ñi ñoo ndóol ma ngi ko ciblé ci li agence nationale de statistique bi daan wane ci ndóol yi mais li ñuy wax intervention en situation de crise bokkul ak situation normale mënuloo jël référentiel yu situation normale ba ni yow yaa ngi koy def ci situation de crise bi parce que léegi kat li ñu gis moo di dafa am de nouvelles vulnérabilités ñoo xam ni par exemple ñi nga xam ne chaque jour dañ doon xëy di góorgóorlu tey buñ ko amatul ñoom léegi dugg nañ complètement ci ndóol gi ñooñu naka lañ leen di def am na ñoo xam ni dañu ndóol mais ñamewuñu wanewu donc yëf yi dafa laaj ñu xoolaat suñu orientation ak suñu ay choix mais malgré tout suñu xoolee ci coronavirus bi ni naa leen société bi dafa commencé woon di décomposer wu lu yàgg ba ñu gis ko d'abord ci famille bi gis jeexitit bi ci biir nit ñi ci seen biir ay relation léegi nag ñu seet ni coronavirus bi waruñu ko jiiñ lépp dañu xam ne lu fi nekkoon la woon ñu dellu ci li Serigne Cheikh waxoon société bu buy màbb ki taxaw ci miir ba yaa ko jekkali xëy na corona dafa ñëw pour jekkali en tout cas li fi nekkoon mbaa mu accélérer li nga xam ni moo fi nekk léegi ñu xool li ñu war a gëstu léegi mu nar a doon lu grave ci suñu société mooy li ñu tuddee fracture sociale donte du moom moo ko fi def nag daf ko fi fekk certainement mais dafa mel na seetu soo seetoo da ngay gis sa bopp kon Covid bi daf ñu permettre ñu gis suñu bopp gis ni suñu société bi dafa rëq-rëq yi yàgg na waaye tey li mu fese dafa ëpp moo di société boo xam ni nit ñi ci njub lañ leen yaroon léegi ñu gis nit ñi di njublaan nit ci yërmande lañ leen yaroon nit ñi gis léegi ku nekk ku jóg jaar ci sa kaw moroom ñu gis société boo xam ni ci yar la ñëpp amoon ñu gis ni léegi boo gisee réseaux sociaux yi nit ñaa ngi saaga nit ñaa ngi wax loolu yëpp li koy indi moo di rupture système social bi mu reflété ci mentalu nit ñi parce que nit ki tamit
li ngay xalaat dafay bokk ak li ngay dund parce que nit ki daan wax dafa yaru dafa am dañ ko yaroon dañ ko tegoon ci yoon xëy na ana ña ko yaroon ba taxoon mu mel noonu yooyu yëpp daañ ciy dellu si lu taxoon suñu société bi baaxoon bu njëkk ba pare mu xëy suba rek bëgg jëm fi mu jëm tey loolu moo tax ñu yaakaar ni dañu war a anticiper war a ñu xool rek ba Covid bi jeex parce que Covid bi kenn xamu nan na ko fi yàlla teel a jële mais dara wóoruñu ndax ay weer la fiy durer ndax ay année la fiy durer li wóor boobu moo wóor mooy Covid bi bu jeexee beneen Sénégal moo fi am si beneen Sénégal boobu nag la ñu war a ñun jéem pour xool seet ban tabaxin lañ koy def loolu moo tax anticipation dafa baax parce que booy jiite ay nit il faut nga am gis-gis bu sore il faut nga am xalaat bu kawe loolu mooy tax nga war a mën jiitu en tout cas ñi nga xam ni yow yaa leen yor loolu mooy indi vrai leadership daañu wax ci leadership donc tey dañu war a xoolaat naka la ñuy tabaxewaat société sénégalaise pour anticiper ci rëq-rëq yi nga xam ni Covid bi donte indiwu ko fi en tout cas yaatal na ko dañuy wax fracture bi soreyantoo bi Covid bi dafa ko fi nar a yaatal société boo gis nag ay étape la rek lii fi am tey du lu bees de lu yàlla teg la ci suñu kaw waaye dina am jamono yoo xam ne bu ñu xoolee suñu histoire suñu société àggoon na ci ay situation yoo xam dafa màbboon mais ñu jógaat ñu jógaat bu ci mujj bi yàggul 19e siècle bii la bi fi tubaab yi ñëwee mais lan mooy tax société bi fii mu toll ñu mën cee génn mooy ñun li ñu tudd ci tubaab fabriquer paradigme bu bees su ma nee paradigme nag mën naa ko nataale benn mën naa jëm si Hajj Malik dafa daan wel borom parasol bi xam nga parasol naaj lay seetlu waaye parapluie taw bee ko tax a jóg mais bokkuñu seen jëmukaay kii moytu naaj ak kii seelu taw seeni xalaat ak seen gis-gis du doon benn donc paradigme mu di ay règles yoo xam ni dañ koy tëral nga xam ni comme li ñuy wax rek benn carré boo xam ni yow ci biir la fa nekk da ngay gis doo gis leneen am na tamit beneen borom xam-xam muy Cheikh Mouhidine Samba Diallo bi fi génn àddina bu yàggul ñu koy jaali i mbokkam bu Sañ Bambara muy borom xam-xam di intellectuel di universitaire di nitub diine di kilifa diine moo daan wax ni ki toog si biir mbott mi nekk ci biir teen bi mais mënul xam li ci biti kon univers am paradigme am ci biir teen ba rek la mën a yem pour nga mën nag sauver wu il faut li ñuy wax nga am une fenêtre sur le futur opportunité nga mën a ubbi sa xalaat ba mën a dékku bosu ñeneen parce que problème bi fi am moo di bu fekkee yow da nga tënku rek ci yow ni nga gisee àddina ak ni nga xamee àddina mooy sa paradigme boo ottuwul di nga suux te suuxal na société yu bare bare ma joxe si rek benn exemple moo di montre suisse ñëpp xamoon nañ fii montre suisse waaye tey yow montre boobu ngay takk montre bi may takk jotewul dara ak montre suisse montre pile quartz la ndaxte montre suisse 1967 80% wu marché bi bénéfice yëpp moom moo ko yoroon pourtant montre bi ko daaneel ci biir ay atelier am lañ ko defee ouvrier ya fa nekkee ñoo inventé montre yi ñuy takk tey quartz mais ba ñu demee wan ko seen patron yi dañ leen sànn kii fale ni leen topp leen nale parce que pour ñoom àddina mënul am beneen montre bu dul montre bi loolu moo doon seen gëm-gëm ñu inventé woon loolu ba pare sax comme ñoom seen ay ouvrier ko defal mais protégé wuñ ko sax wutal ko brevet ouvrier yi ñooñu ko inventé woon benn foire am fa ñu exposé américains yi ñëw fa ñoom sëy ko ak japonais yi daal di daaneel définitivement montre suisse ba ñu mujjee ba ci ay 10% wu paaru marché bi lañu am def naa léegi sax war na gën a néew loolu pour wane lan mooy paradigme c'est-à-dire yow sa ngëm-ngëm fi nga toog sa carré bi nga toog sa biir teen boobu nga toog yow yaakaar nga ne leneen amatul ci àddina mbott moomu nekk ci biir teenam bi Cheikh Mouhidine Samba Diallo di wax moom mënul xam lu xew feneen kon loolu moo tax bu fekkee ni da ngay jiite bu fekkee ni da ngay yore ay nit bu fekkee yow mënoo comprendre am esprit d'ouverture pour jóge feneen da nga nar a daaneel la ñu bare gis nga
ñëpp dañu dégg fii ñu naan Galilée 16e siècle ba mu xëyee di wax ni jant bi suuf si mooy tourner nit ñi gëmuñu ko woon parce que pour ñoom lee lañ gëmoon jant bi la xuloo boobu tax ñu naroon ko fa rey mu ni pat waaye bi àddina demee bay dox moo mujj am dëgg moo tax il faut que nit ñi mën a di ubbeeku tey di su ma la waxoon yow nañ def course 110 kilomètres da nga naan ma kii dafa dof du dëgg ndaxte 110 kilomètres si oto lañ ko xamuñu ko si nit moonte dafa am benn xeet boo xam ne ñu nga Mexique ñu tuddee Tamaxurang ñoom dañuy daw rek ñoom daw 110 kilomètres mook naan ndox lañ yemale ndax seen diine moo leen ko sant ñoom dañu topp ci plaine yi di daw foo jig di leen daw mais sénégalais moom xam nañu daw 10 kilomètres si corniche bi def ay jogging mais gëmul ni course 110 kilomètres am na parce que foofu la seen àddina yem kon paradigme mooy ku nekk yow fii sa àddina yem sa àddina nag fi mu yem tekkiwu ni loolu mooy àddina fokk nga jéem wax ak ñeneen ñi seet ak ñeneen ñi li ñuy def alors ñi ngay xam ne nag ñooy mabbal sa paradigme boobu nga sa ngëm-ngëm boobu ña koy def comme li ñuy wax mooy ceux qui n'ont rien à perdre qui n'ont rien investi par exemple boo gisee système politique Sénégal ni mu mel tey wala système de gouvernance bi bis buy màbb ñi koy màbbal mooy ñi nga xam ne ils n'ont rien investi dans le système ils viennent toujours des périphéries noonu la mouvement révolutionnaire di jóge mai 68 noonu la jóge mouvement libération des femmes noonu la jóge mooy xam ñu boolewuñu leen woon sa àll ba lañ jóge ñu teg leen fale mais doo leen gis parce que sa paradigme comme yow si yaa ngi si sa biir teen bi rek doo xam ne yow si biti li xaw ci yeneen teen bi xamuloo ko li wër teen bi mais li ñu gëm moo di Covid bi donte problème la mën nañ ci génn ndax dañ ci mos a génn nag te buñ ci yaakaar boobu ñu yaakaar dañ ciy génn moo ñuy gëmloo ni après Covid un autre Sénégal sera possible boo xam ne acteur bu nekk di nga am sa responsabilité te li ñu yaakaar moo di ñi nga xam ne gëmuñu loolu mën a nekk nañ bàyyi ñi gëm doxal ba ñu mën fi taxawal Sénégal bu bees ndaxte après Covid bi fokk ñu xalaataat naka la ñu def ba dundal suñu bopp parce que tey bu dee ñun si ceeb bi lañ ko wëkk te ceeb bi nee nañu dañ koy jënd ji bitim réew dawlin bu ñu jënd ji bitim réew te bitim réew nee nañu léegi jaayatuñu kenn donte garab yi ñu doon fajoo sax nee nañu dootuñu ko jaayate yenn garab yi xëy na Covid bi donte problème la dafa ñuy delloo ci suñu bopp ba ñu jéem xeex ba mun yoral suñu bopp Covid bi tamit dina tax ñu jéem a xoolaat naka la ñuy àndewaat parce que bu fekkee dañu bëgg jël yoon ku nekk jël sa yoon rek duñ ci génn bu mukk il faut que ñu delluwaat xool naka la ñuy reconstruire encore les nouvelles solidarités foog ñu àndaat mais yan charte yu bees la ñuy taxaw pour solidarité yooyu di taxaw refondation société bi nag ñun am nañ ci gis-gis parce que nee nañu c'est pas la première fois société sénégalaise dama nërmeelu xëy na ya sore yi xamuñu ko mais bi nga xam ni moo mujjoon xam nañ ko mooy 19e siècle lan moo xawoon 19e siècle moo di colonisation bi moo fi ñëw tas suñu réew yi fi amoon yépp muy waalo muy jolof muy kayoor muy bawol muy siin muy saalum lépp mu tasaare ko daal di ñëw taxawal yoonu boppam nërmeel la ñu amoon ak la ñu gëmoon yépp mais lan moo ñu ci génne ce sont les intellectuels du 19e siècle ñan ñooy intellectuels du 19e siècle yooyu mooy ñoom Seydi Hadj Malick ñoom Ahmadou Bamba ñoom Ablaye Niass ñoom Limamou Laye ak ñeneen ñi leen jiitu ñoom Baba Diakhou ñoom El Hadj Omar donc am na ñu mujj 19e siècle yooyu ba tax yàlla may leen ñu jël quadriller Sénégal ñiy jël sow ñiy jël penku ñiy jël ci centre bi ba ñu wër Sénégal ni mu mel dajale ko mais lu leen ko mayoon c'est que dañu amoon gis-gis am vision parce que ñoom fu ñu teg seen reconstruire sénégalais nouveau boobu parce que ñun si modèle ceddo lañ jóge woon ñoom ñu utiliser modèle ceddo boobu dàquñu ko lépp dañ ci jël la ci baax moom la sëñ Babacar daan wax li mu définir ci gor du tiit ba fet
du ñàkk ba dem muy sàcc góor du soppeeku et cetera wax ñu yëpp mooy valeur fondamentale yooyu mais dañ ci ñëw indaale ci éthique ak morale éthique ak morale boobu fu ñu ko jëlee ci l'islam bi mais dañu bokk ñoom fa ñu tibbe muy ñoom ñëpp ay malikite lañ woon kon dañu amoon une vision commune ak même buñ dee kër diw la wala kër nangam wala kër naam ñoom ñëpp ñoo bokk fa teen ba ñu naane fa ñu tànqe ñoo ko bokk loolu moo taxoon Sénégal 19e siècle ñu construire le prototype du Sénégalais bi ñuy am qui pendant un siècle on a permis d'avoir un Sénégal stable ndaxte dañ fi dindi jikko yu bon yooyu mooy boddante ñu indi fi valeur ak éthique islamique ba tax nit ki gëm boromam gëm ni àllaaxira dina am gëm ni dina rendre compte ëllëg loolu moo taxoon muy jaamu boromam di jéem def lu baax si moromu jullitam di jéem def lu baax si lépp lu doomu lu yàlla sàkk donc valeur ak éthique yooyu ñu indiloon dafa ñëw consolider système traditionnel bi nga xamoon dafa reposer sur le collectif waaye tey jamono dem na ba saafonte bi ñu am ak yeneen culture ak yeneen modèle déstabilise nañ complètement mënuluñu suñu bopp jox ko si ñeneen fuñ ñu awloo foofu la ñuy aw te mënuñu ci génn boobu moo indi tey ndóol gi parce que dañuy endetté wu di leb te ñoom buñ la lebalee ñoo lay wax fi nga koy def yow doo leb rek bëgg dama koy def si samay njàng parce que ñaa la kon du ñu fayu bor bi duñ ko teel a fay du ma leb def ci santé bi dañ naa la da ngay leb tabaxee ay tali da ngay leb def li parce que boo ko defee defar port defar aéroport parce que day jur xaalis boo xam ne ñoom da nga leen mën delloowaat seen li nga leen leboon léegi nag mu jot ñu xool naka lañ war doxe ak suñu bopp naka lañ joxe avec notre propre force mais loolu nag kii moo koy indi leadership te leadership am nañ ci ay exemple tey Chine bii ñu jël teg ko ca kaw fi mu àgg tey dafa amoon ay njiit yoo xam ne ñoo ko fa defoon par exemple ñoom Mao Tse-tung entre ay 1950 61 ñoom famille bu rëy a rëy lañ amoon ba amatuñu lu ñu lekk fa la révolution verte jóge après jóg dem Inde donc mu am ñoo xam dañu amoon gis-gis ñoom waxoon nañu fii ak juróom-ñaar fukki at seen réew nii lay mel à quelques années près la ñu gëmoon ni seen réew noonu lay mel réew ma noonu la mel ñu gis ni leadership dafa di am lu am importance parce que du rek Chine moo fi indi leadership bu ñu gisee tey ki ñuy wax Paul Kagame au Rwanda ma koy toujours di ko faral di ko tudd leadership moo ko may li mu ko may ñun liggéey nañ foofu 2003 premier document politique genre bu Rwanda man ak sama beneen collègue sénégalais bu ñu wax Ngoné Diop ñun ñaar ñoo ko bind Rwanda yi dañu daan wax lii daal de toute façon gëmuñu ko bu fi jógee rek ñu dellu ci li ñu nekkoon mais yàlla may na ko mu toog fa ba tey soppi na totalement xar kanamu Rwanda tey bi affaire ceeb bi amee lu mu def moom dafa jël jox ñëpp ba pare comme militaire la woon moo ko jël superviser ko boppam moo tax kenn déggu fa coow. amoon na tamit yenn leadership li mu indi mooy président wu Malaisie bi Mataya mais kooku dafa moom moo soppi jëlee Malaisie ci situation wu ndóol complètement transformé ko gëm ni ñoom am na fu ñu amee force mooy investir sur la transformation ba tax mu xëcc koom-koom bi mais liggéey ba mu fi liggéey tax na ba am na benn jamono bi mu bëggee dem nit ñi dañ doon jooy duñ ko bàyyi mu dem parce que loolu njiit bu am leadership bu am gis-gis bu am vision moo koy indi leadership nag dafa metti parce que bu fekkee ni da nga am benn vision ak benn gis-gis du ñëpp ciy ànd fokk nga am fit pour mën ci dem mais bu boobaa nag ñu ñëw ci benn taxaw ci benn poñ fii ci Sénégal dafa di si dëkk boo xam ne bu am complexité am la moo di fii dafa am plusieurs types de pouvoir au moins am na ñaari pouvoir muy pouvoir politique ak pouvoir religieux parce que jarul ñu koy nëppal fokk ñu xool taxawaayu kër diine yi par rapport ak question wu développement wu dëkk bi seen rapport ak politique bi parce que ñi am gouvernance ñi nga xam ne ñoom lañ dénk gouvernance su réew mi ëllëgam si biir bu sooxee ñoom la ñuy wax bu baaxee ñoom la ñuy wax mais relation bi ñu am
ak kër diine yi foog ñu xoolaat naka lañ koy tabaxaate pour mën a en cas d'urgence ñu mën a jël solution bi nga xam ni moo gën parce que politique bi moom ni mu gisee kër diine bi moo di mën na ko xañ postam soit si ñaan yàlla parce que yàlla may na ko soit parce que am na ay nit yu ànd ak moom mais bu ñu resté ci logique boobu ci paradigme boobu Sénégal du dem fenn dañu war a xool kenn ku nekk si ñoom ñaar fa nga xam ni boo fa defee sa waar ñun ñëpp ñooy jëm kanam Sénégal booloo kon laaj na bu lii paasee kër diine yi ak nguur gi toogaat pour ñu xool ku nekk lan mooy sa cër ak lan nga fa war a mën a def parce que bu dul loolu ñoom ña ngay ragal parce que am na lu ñu leen di tiite te pourtant kër diine yi ñoom tamit xëy na gisewuñ ko sax noonu parce que li may wax tàng bi fi ñoom sëñ Babacar nekkee Babacar Sy ak tàng bi fi ñoom sëñ Fallou nekkee gis nañ niñ doon liggéeyee ak autorités yi yoo xam ni collaboration boo xam ni askan bi daf si gisoon njëriñam gis si boppam bu baax kon bu ñu nax suñu bopp réalité daf fi am mooy boobu mais naka lañ koy jéem a tàggate ba ëllëgam si biir ñun ñëpp ñu am si njëriñ parce que bu dul loolu bu société bi nërmeeloo mais ñun ñëpp ay nërmeelu kër diine ba kër politique ba ñëpp ciy ànd parce que Covid bi dafa laajoon une autre approche parce que lu wéy na ba pare li des moo di jéemaat seet li ñu dëngbal ci suñu kanam naka la ñuy def ba mën fa àgg léegi responsabilité bi mooy les intellectuels et les penseurs su mooy wax intellectuel ak penseur waxuma ko génne université waxuma ko génne école du loolu du problème bi parce que ni naa leen 19e siècle les intellectuels et les penseurs yi refondé la société sénégalaise mais génnewuñu ci école tubaab si beneen école lañ génne mais c'est que ay borom xalaat yu kawe lañ woon kon borom xalaat yu kawe yëpp war nañ ñoom itam toogaat jéem seet ëllëgu Sénégal naka la ëllëg boobu nga xam ni foofu lañ fas yéene dem damay wax benn borom xam-xam bu wax ni ci tubaab mu ne le futur n'est pas un endroit où nous voulons aller mais un endroit que nous voulons créer ëllëg du fan lañ jëm mais ñun ñooy tabax fa ñu nar a jëm mu ne on ne trouve pas le chemin qui y mène on le fabrique ñun ñoo koy xàllal yoon boobu et cette activité de fabrication change celui qui le fabrique ainsi que la destination bu boobaa ki nga xam ne mooy xàll yoon bi ci boppam day soppeeku ak fa nga jëmi tamit da ngay soppeeku jëmukaay ba kon foog boroom xam-xam yi jóg jël seen responsabilité xalaat wax ak génne seeni xalaat parce que en réalité suñuy wax développement du question wu ressource du question wu am-am parce que ñun au contraire ce sont suñu décision yi ñoom ñooy limiter suñu ressources yi mooy engagement bi nga am rek ki mel na Kagame li muy def ba muy tabax Rwanda dafa ñëw jóge ci génocide dëgg la mais réew ma dara nekku fa woon mais xalaatam ak gis-gisam ak vision moo tax mu àgg fu mu jëm ba mu ñëwee gis ni amul ku ko jàppale première chose mooy dundal ña fa nekkoon mooy mbay mi moo doon préoccupation mu jël góor ñi dawoon nañu parce que bu crise amee en général góor ñi dañuy dem parce que ñoo gën a woyof jigéen dafay am njaboot mooy toppatoo mag yi dañuy toog góor ñi dañuy dem wuti ji feneen jigéen ñaa fa desoon mu jël suuf si jox leen donc bu ñuy wax modèle Rwanda jigéen ñi nañ fa taxawee c'est sur le pragmatisme la que président ba fondé defu ko rek si neexaayu bakkanam looloo tax mu teg sa ay yeneen i jéego ba def tegal réew moo xam ne ñuy njëwul njublan foofu kenn du fa sàcc boo sànni woon tey sa calpe may caricaturer 3 heures du matin mu réer boo dellu see suba di nga ko fa fekk ñoom ñoo la koy waxee noonu parce que bis bu ñu xamee ne yaa ko def yow mu dootoo gisi biti kon buñ nee mënuñu jubbanti Sénégal mën nañ ko jubbanti ça dépend du type de leadership bi nga xam ni moom la ñu soxla pour arriver ci loolu léegi nag Serigne Cheikh dafa waxoon nañ moytu toll foo xam ne taalibe yi ñooy ëpp sëriñ si am na ci kër diine ndax ku jóg ber sa daara mais rawatina nag ci politique bi ku jóg ber sa daara parce que wax ji foofu laa ko tëggee gisee ko
tey fi ñu toll ci Sénégal rien ne justifie que ñuy am loolu yëpp nga xam ne day tënk président de la République bi lu mu war a def foog mu dem seeti Mademba Masamba et cetera te du forcément ñi nga xam ne ñooy les représentatifs de la population parce que ñi nga xam ne ñoo capté la possibilité taxaw di wax ci médias yi taxaw ba ñu fes leen ñooñu lañ xam tey mais c'est pas la base réelle de la société sénégalaise loolu moo tax li ñu ŋàññ ci gestion wu Covid bi moo di dañu gis ne dañu jël ñëpp ñi nga xam ne ñoo féete woon kaw ñu dugaloon leen ci dialogue national bi ñoom lañ jëlaat rek xëppaat leen teg leen ni leen yéenay gérer Covid bi bu ko defee sénégalais lambda bale wala ki nga xam ne dafa nekk ci situation yu metti moom ña muy gis xam xar kanam yooyu mu gis ñoom jógewuñ ko bokkuñu ak ñoom loolu moo taxoon ñun ñu ni woon nañ jële ji aussi ci ñi nga xam ne ci peuple bi lañ bokk parce que soxlawul woon ñuy bari boobu ñoom tamit ñu leen siy gis parce que bu ko defee ñu ne ñu mel na ñoom ña nga fa taxaw kon loolu mooy la question du leadership léegi nag fi ñu koy daaneele moo di naka la ñuy ñëwaat lien boobu ñu wane entre famille bi nërmoolu parce que famille bu nërmoolu rek société bi nërmoolu parce que waxoon nañ fi ni toujours bis bu ñu sàgganee ba benn borom kër mënatul jiite ay ñoñam njabootam bu ñu xalaat président de la république mënal dara sénégalais yi kon fokk ñu delluwaat ci famille bi mën a taxawaat tabaxaat société bi parce que société bi ngay tabax il faut nga am caslaay fan lay commencé te ci biir famille bi lay commencé donc léegi ñu gëm ni après Covid bi la ñu taxoon ñun ñu bindoon téere ci présidentielle 2019 woo ci le futur président de la république que delluwaatal nga xalaat famille bi tey ngëm-ngëm boobu ñu ci amoon amaat nañ ngëm-ngëm bu ko raw parce que gis nañ ni Covid bi fi mu ñu jëmee baaxul kon foog ëllëgam si biir tey ñu commencé anticiper xool yan politique sociale réelle la ñu fiy teg ci biir réew mi dugal ci ban relation lañu ban famille lañ fi mën a teg parce que pour jox ko fi da nga mën a wax borom kër gi da nga koy may possibilité mu mën yor ay njabootam parce que ñun gis nañ ko fi léegi Dakar fépp foo dem nit ñi reeratuñu ensemble ku nekk yaa ngay dem di jëndi sa mbedd ma looy wër di lekk moonte ñooñu dem di wër di jëndi bu ñu dajale woon li ñu am xëy na ñu sombee ko naan ko ci seen biir kër kon dañu waxat kenn nit ñi gisatuñu ku leen waxal foog kër diine yi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo tabaxoon le modèle du sénégalais naka lañ ko tabaxee woon parce que ñoo doon wax ak ñoom ba dugal ci seen bopp ay ngëm-ngëm est-ce que waa kër diine ñi ngi koy def ba léegi en tout cas am nañ rôle bu rëy am nañ responsabilité bu rëy boo xam ne li ñuy wax mujje puso mu réer sa loxo loolu kenn ñaanu ko yàlla seeni maam def nañ fi loo xam ne ba illaa yow mi diini du fay wàcc ko ci seen loxo kon ñoom tam dañ ci am benn responsabilité ñi nga xam ne tamit ñooy taataan baatu askan bi pour mën a doxal gestion politique gu réew mi économique ak sociale ñoom i tamit am nañ une lourde responsabilité moo tax bu ñu fi jógee foog ñu taxawaat xool gestion bureaucratique boobu nga xam ne tubaab bee ñu ko fa bàyyil moo nga xam ne chef mooy wax rek yow nga obéir nu muy taataane sa xel seetuñu ko parce que taataan xel bii ñu def ci biir Covid bi dañu jël ñi nga xam ne ñoom ñoo yamaay taxawaay ñu jël leen mooy ñi nga xam ne ñooy fës ñoom ñooy wax ñoom ñoo créé ay ONG parce que li may wax ONG taxul nga nekk représentatif de la population ONG bonne volonté la boo xam ni dafa jóg ànd ak ay nit di jàppale population bi muy lu dëgg ñuy def liggéey bu am solo nag mais ça ne veut pas dire que ñoom ñooy représenter société bi am na ay mécanismes de représentation foog ñu dem segg ko xool ko ba indi leen ñoom tamit fa ñuy dogale buñ fa toogul tamit seen xalaat ñu mën di ko ci boole. léegi nag foog aussi migration bii ñu bàyyi ko xalaat parce que dañu ragal ëllëg bu fekkee frustration yi ñu gis ñu koy wax ci réseaux sociaux yi ñu koy wax fu nekk bu fekkee ni jóguñu ci frustration yi jóguñu ci loolu ëllëgam ci biir beneen fracture mooy am à l'intérieur du Sénégal mais ak suñu njaboot yi nekk ci biti te suñu njaboot yooyu kay compté nañ bu baax ci ñoom pour ñu jàppale gaw ma ni daañu toog ba kenn dootu jàppale kenn ku nekk di nga jàppale say waajur yi la juróon mais est-ce que di nga jàppale ñeneen ñi est-ce que dina la ko jaralati donc foofu la wax ci tollu tey ñu yaakaar ni ñi ñuy déglu war nañ xam ni il est possible tey
ñu construire un Sénégalais boo xam ni Senghor doon waxee enraciné dans sa culture mais ouvert sur l'extérieur te may tëje ni prototype boobu pour man sëñ Babacar moo ko représenté woon pour man parce que dafa jàng di liggéey ci administration bi mais terewu ko mu yore tarixa bi ki fi mujj génn tey tamit di sëñ Mouhidine Samba Diallo bu sëñ Bambara moom tam universitaire la woon xalif la si xaadriya yore tarixa fa mu ko war a yore kon il est bien possible que ñu mën a yor sénégalais bi nga xam ne il est ouvert sur l'extérieur parce que li ma leen di wax sànq bi ma commencé di leen wax affaire paradigme ba nga xam ne li ko gën a mën a mandargaal mooy teen boobu sëñ Samba Diallo doon wax il faut que nga indi une fenêtre sur le futur mënuloo toog rek ni tey yow sa gis-gis sa xalaat sa li nga gëm sa ngëm-ngëm loolu rek mooy àddina soo ko defee bu ottuwul di nga mabb ni yenn société yu bari mabbi kon li ñu ciy génnewaat moo di toujours ñu laisser la chance au futur moo di il faut nga am benn porox ndol bu lay may ngay gis lu ñëwagul ngay gis lu sore d'ailleurs moom la suñu aada yi di wax mag dina toog ci taatu garab di gis lu sore fu xaleel toog ci kaw garab du ko gis donc soo amul cette capacité de prospective d'ouverture vers le futur bu ottuwul di nga ci des te coronavirus bi dañ ko war a daan naka lañ koy daane wan ko ni ko mënul tas suñu société donc loolu suñu nga xam ni seen xel ci loolu lu màcc temps yi am na liggéey yu bare lu ci génn ñu mel na li ñu wax groupe bi ñuy wax RASA le rapport alternatif sur l'Afrique nga xam ne Samir Ramil moo ko fi tegoon bari na ay xeltukat yu bare Sénégal ci discipline yu bare ku nekk tey yaa ngi gëstu ci sa wàll ci sa fànn pour ëllëgam si biir ñu mën teg ci loxo ñi yor réew mi ak ñeneen ñi ko soxla ban jàngat lañ def ci suñu société bi tey ak lan moo ciy pexe pour que ëllëg ñu mën a continuer li nga xam ne moo defoon la force du Sénégal mooy le collectivisme mooy une société soudée mais basée sur des valeurs sur éthique ak morale religieuse mais basée aussi sur les valeurs traditionnelles mooy valeuru jom valeuru kersa valeuru bëgg nit mais aussi ak ni nga xam ne noonu la ko diine bi jàngale te nga xam ne waroowul donc foog ñu ba pare nag ñu bàyyi xel ni addina bii ñu jëm tey addina bi dafa nar a soppeeku parce que ku nekk léegi yaa ngay dellu di seetaat sa bopp mais dellu seetaat seen bopp boobu taxul ni dañuy tëju de dañuy jéem a seetaat naka lañ ñu gën mën a noote peut-être que di gën a jongal la circulation des biens ñëw di jël suñu ay matières premières ñëw di jël suñu ay produits mais di tere suñu ay nit ñi di fa dem mën na am coronavirus bi sax tax ba li ñu bëggoon wàññi yenn forme migration yi ñu ne tey dañ koy wàññi mu jox leen buntey porox ndol parce que ñoom dañ ciy gis opportunité gën tabaxaat seen réew kon ñun tamit nañ ci gis naka la ñu war mun def ba faggandiku si li nar ñëw ëllëg ba pare anticiper si ñooñu ñoom tamit naka lañ nar doxale seen àddina bu ko defee ñun tamit ñu xam naka la ñu doxale suñu àddina li ma ciy mujj wax rek moo di dellu di gërëm di sant bu baax di remercier waa université Ramadan parce que lii ngeen di def noonu la du tey ça fait plus de 20 ans ngeen koy def parce que bokk ngeen si ñi nga xam ni xam nañ ni il faut anticiper sur le futur il faut te société si xam-xam lañ koy lal loolu rek moo fi mos a am parce que ñoom Hadj Malick ñoom sëñ Bamba ñeneen ñëpp c'était des érudits c'était des hommes de science donte nit ñi xamuñu bu baax ñoom li ñu jàng ak fi ñu ko sukkandiku jeexaloon nañ presque téere yëpp parce que dañ doon wër àddina réewoo réew di taataani fu xam-xam nekk ba jël ko ñoom taxañ ko léegi mooñaale ko nag si ñun li ñu nekk ñun loolu moo ñu manqué aujourd'hui am à la fois ñoo xam ne am nañ capacité am les connaissances ouvertes sur le monde mais avec une maîtrise de notre société xëy na kenn nit du ko mën mais bu ñu boolee suñu doolee ñun ñëpp daañ ko mën kon nag ñu yemale ko foofu rek di gërëm ak di sant ñëpp ñi nga xam ne tey ñi ngi ñu doon seetaan asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.